xarit yaayam Mbay Nder yaakaar naa ni fàtte woo Boy Moroon ndax caatu kuli la Boy Moroon mi woyoon Pikine dëkkuwaay la déggal jaajo man Nder gëj naa koo dégg ba mu jooyee Tamba déggal jaajo kor bébé baas a ngi noonu Papa Diouf dina la dégg il fait la fierté de la banlieue xam ci mbaax le lead vocal de la génération consciente bëgg naa la Papa Diouf l'homme de Prince Art naan Baay Faal yee hey hey am na ay yaay faal hey hey dégg ma naan Baay Faal yee Koko Jasaaka am na ay yaay faal c'est le porte-parole du gouvernement dëggi baay dëggi baay faal dëggi baay faal déggal maam góor góor baay faal ñun fu ñu jaar daal yàlla dimbale ñu xam nga may ga tey ji Mamadou Lamine Mayga mii way nii am nga ko jàppal am nga ko am nga ko may nga am nga ko am nga ko jàppal am nga ko jàppal am nga ko barki sëñ Bamba dafa mën a way muy bari bari xool ko ni mu wëlbatee musique bi weesu na géej gëg wuy ma demee bëti jafe man dinaa sangu ba far fa laab l'ambassadeur des forêts marraines amma sama xarit baa ngi nii di way ay yaama gën a naw waale man yaama dem ba gisee amma la mën ngaa dékku sa micro ñu waxtaan bu ma kenn laajati lan moo rey Papa Wemba xol bee sedd rek mu gaañu man lii xam nga lii mënoon na maa rey amma la billahi yaa mën a way ma bàyyi la nga nuyonteeg auditeurs yi nga xam ne ñoom ñooy déglu King FM 99.4 donc bu ko defee rek ñu daal di dugg ci waxtaan wi waxtaan tey fête de la musique waxtaan ci li nga xam ni moom nga bàyyeekoo léegi ñëw il paraît sax bi nga ñëwee ak léegi am nga fi ñetti problème de respiration parce que tàmmatoo climat bi ak yooyu parce que temps bi nga def Europe dafa yàgg lool Demba salaamaaleykum. salaamaaleykum maa ngi lay siyaar Aba maa ngi lay siyaar maa ngi nuyu waa King FM yëpp nuyu waa Sénégal naan leen namoon naa leen aussi di kontaan vraiment ci invitation bi ndax yow sa invitation dama ci sawar ndax dama lay namu def dañuy waxtaan xam nga man ak yow dañuy waxtaan ndax man li ma la nam moo laaj yëpp dama la koy laaj li ma saf yëpp dama koy wax ay ca tey Demba ñu ne tey c'est la fête de la musique donc nga ñëw rendre hommage li nga xam ni moom mooy la musique wayal ko way woo xam ni da nga ci rendre hommage daal di fàttaliku mag ñi nga xam ne ñu ngi fi ba tey nga def loo xam ni mag ñëpp a ko bëgg mag ñi dañuy wax ni bu kenn bàyyi ba ñu nekkatuñ fi nga leen di rendre hommage tey nga bàyyi ba ñoom ñëpp nekk fi rendre hommage mag ñi say moroom mi bàyyi ak ñi nga xam ne ñoom nga bokkal même génération ana looy wax tey ci musique bi lu mu la defal fu mu la jëlee fu mu la yóbbu ak ñi nga ko bokkal. bon may kontaan ci question bi parce que aussi c'est important des fois ñu leeral ko juste que bi ñu duggee ci musique ak léegi mën naa ne sax bon yàgg na waaye yàggul ndaxte ñii nga xamante ne moom la reprendre seeni morceau tey suñu papa la ñu d'abord ñoom nit mënta def dara ci musique tey te jiitewul vraiment te sargal leen ci yu mel noonu. Youssou Ndour Baaba Maal Thione Seck Omar Pène ak Ismaël yu mel noonu. donc bi ma demee nag ba ci biir ma dugal ci ñi nga xamante ne aussi ñoom mooy seen i rakk ak seen i doom. bu wàccee ba ci Pape Diouf ak ñoom Waly yu mel noonu. pour wan ne que aussi musique bi lépp benn la donc ñii ñoo ko tàmbali woon ñii ñoo koy eggali. donc moo taxoon ma def ci boobu participation yi nga xamante ni que mu neex leen trop nag ñi nga xamante ni jot naa leen déggante ak ñoom parce que aussi mission la ñoom dañoo tàmbali rek donc jox ñu lenge gi ñun aussi ñu wàcc nañu barastiku noonu xam nga di ànd ak moom di bëggal nit ñi nga xamante ni ñoom ñu ngi leen doon bëggal. donc moo tax que ma jaaral ko foofu. ngeen góorgóorlu rek ba bañ a mujjee puso bi rek mu réer ci seen loxo wil dima moom nga xam ne dafa manqué naan ma faal ndeke dem ba gisee moom daa mën a way foofu la toll moom bu ko kenn tontu moom foofu la toll ayca baax na ayca tey Demba ñu gis album bi génn donc temps bi nga def ci musique yëpp ak fi nga jaar ba ñëw ci musique ana lan moo la dugal ci musique bi nga xam ni tey moom la anniversaire am moom bañ koy féetee lan moo la ci indi ak kan moo la inspiré ba nga def li nga xam ni moom mooy musique. bon tey morceau bi boo xoolee sama morceau la woon bu njëkk ma woon Mbife
ma woon ci Baye Cheikh Pape Cheikh Diallo Cheikh Diallo ma koy siyaar aussi bon donc voilà ayca donc foofu laa jëlee morceau bi après ma ne pourquoi ma may waxaat ay My Baby non non ma ne bàyyi ma def My Music parce que musique aussi des fois nga dugg ci des fois nga am ci peut-être lu la neexul peut-être mën na am ci ñenn ñi waaye man dama ma ci duggee ba tey vraiment comme maa ngi ci gis affaire yu ma neex di gis yàlla dama ci defal ay xéewal ay ubbeeku donc je pense que aussi delloo ko njukkal moo waral aussi mu jël morceau bi tuddee ko musique tuddee ma ko lenn du nekkul musique parce que aussi moo ma sagal donc comme nu ko waxee sagal nga ma donc dimbali na ma aussi boo yóbbu ma ci yenn affaires yi donc sant yàlla parce que waale am lu mooy ne musique dina la yóbbu dina la tukkiloo sans passeport ah donc suma musique njëkk nañ ko nit yi di ko utiliser feneen ak feneen fekk egguma fa woon donc su ma mayee tey opportunité encore vraiment ba may dem jéggi frontière di dem di jokkoo ak ñoom donc sant yàlla bu baax a baax aussi gërëm musique mu nekk lu sensible nekk lu complexe loo xam ni waajur yëpp dañuy faral di bañ boo ci bëggee dugg yow tey ji ci musique la ñu nekk ba tey moom la ñuy waxtaanee tey ji noo convaincre yow say waajur nga xam ni man am na tuuti loo xam ne dama koo xam ci ñoom seen mën a yar seen strict ak seen bañ gi nga xam ne moom la ñuy bañ am doom bu jaar à gauche donc yow nan nga def ba convaincre say waajur ba ñu bàyyi la am confiance ci yow ba nga dugg ci musique. waaw xam nga samay waajur xam nañu li ci nekk peut-être ne que bu njëkkoon am na ci yoo xamante ni pour ñoom dañu ko daan gis peut-être si ñenn ñi. donc si ñu doon xaw a ragal nag seen doom dugg ci jaar ci yoon boobu. am na waykat yu daan gees. ok bu njëkk ba gees. donc tey ku ci mel ni tey père Youssou tey. wane na yoon tey ba nga xam ne tey exemple tey ba nga xam te ni après yow sa doom boo bëgg def musique da nga naan ok donc. bàyyil mu dem donc donc tey jii bu sunu papa yi gisee lu mel noonu tey day tax aussi ñu bàyyi ñu man aussi nag yàlla dogal aussi man ñi xam ma ci correct ak réglé. dugguma ci benn affaire boo xamante ni vraiment su ma si duggee musique sa xel da ci ñaaw. donc moo tax après samay papa aussi di ma encouragé bari na ci yoo xamante ni sama papa moo ma koy jox sax ma di ko way moom moo koy wax des fois may way sax mu corrigé ma ne ma noo boole ci lii ak lii ak lii. donc c'est important sama papa ak sama yaay kontaan lool ci la di ma ñaanal nag à tout moment. dañu koy wax ci tubaab nee nañ tout début est très difficile donc yow say commencement bi ngay commencé di tàmbali dugg ci musique ana loo ci fàttaliku loo xam ni tey jii moo waroon tax yow nga arrêté mu nekkoon lu metti loo xam ni tey bi ngay romb boo koy fàttaliku sax du neex sa xol ana loo ci mën a bokk ak ñun. bon des fois ay faqastal lay nekk rek yu mel noonu xam nga mais quand même. xam nga man des fois. noonu yi encore rek noonu yi ci noonu yi. non man. ok man est-ce que am naa noonu. du ñoom. non du ñoom. man awma noonu man du ma bàyyi xel ci yooyu quoi man toujours je suis. gis nga moom mi boo amul envie wax kenn mënu ko wax loo. non dama nekk nit boo xam te ne man toujours dama souriant quoi. waaw man ma kontaan doo ko xam ma mer doo ko xam parce que man ñëpp samay xarit lañu aw ma ci côté yooyu quoi mais bon des fois nga bëgg dara doo ko am. donc nga bëgg des fois ñi appuyer la ci benn affaire bi nga bañ koo am peut-être loolu ngay jàkkooranteel quoi mais quand même pas ay am lu la métti ba nga découragé man découragé gu ma quoi parce que man no stress laa dund quoi. yaa ngi jël sama yëf ayca mu ngi neex kon ba tey te yàlla na continuer neexee noonu tey jii ci musique bi démb ak ñi ngi ko bokkal ak ñi ngi fi fekk lan nga mën a wax ci musique bi nga xam ni moo xewoon démb bi ngay nekk booy nga koy déglu ba tax nga bëgg dugg ci musique ak bi nga ñëwee yow ci biir musique lan nga ci fekk ban changement nga gis ci biir musique bi dafa avancé dafa arrière wala dafa am loo xam ni moo ci nekk. waaw mu ngi avancé fii nag ci Sénégal quoi waaw mu ngi avancé ci Sénégal parce que aussi dem na ba jafe-jafe yu bari amatul léegi studio yi bari na donc léegi thème bu la neex ngay way moo xam mu am solo moo xam mu ñàkk am solo. donc na am ambiance ak quelques bagages ak yooyu ay feem yu bees ak yu mel noonu donc li tax que ma ne naqariwul bon mettiwul parce que léegi dafa yaatu ku ne yaa ngi def la nga def te terewul nga am say fan sa am ñu lay béggee donc réseaux sociaux yi yokku na télé yi yokku na rajo yi yokku na donc mettiwul ci benn sens quoi mais quand même mu ngi dox ci bii côté quoi. kon yow ànd nga ci mag ñi lañ daan way di yeddee ak di yeete tey xale yi bàyyi ko way boo yeewoo sel suffisamment si yut jaar fii nga yor say laas xale yi xam nga fañ ñi dañuy yeew rek c'est-à-dire sentir benn affaire rek loolu la ñuy way xale yi par exemple sax nga toog ba gis kenn kuy way rek ku ne man bi ma yeewoo laal sama pyjama sama yut jaar ne samay laas jaar ne ma fomp ko rek daal di way bi rek gëgëgëg ñu daam bi ambiance teg mbalax yow ànd nga ci loolu. xam nga man duma leen juger mais je sais bien que ne que woy tem moom amatul woy bu am qualité bareetul
parce que man léegi nii maa ngi gis ci fan yi way yoo xamante ni que da lay wóor ni lii buñ ko programmé amatul fukki yow junni. ànd nga ci Sapa Degene wuyaay Bon pourtant am na ambiance quoi du ma critiquer Sapa Degene parce que mais quand même mais quand même Abano Stress moo neex. mais quand même ku nekk ak loo moom xëy na am ñoo xam ne Sapa Degene moo leen di yëngal. man nag bon lépp laay déglu mais aussi ku nekk am nga sa spécialité. Musique bi mu ngi dox Sapa Degene mu ngi dox bi côté. waaye am na côté boo xamante ni du fa dox. yow ànd nga ci wuyaay oui yaay moog Sapa Degene yëpp benn la rek xam nga juste pour wax la ni. King FM. du ma critiquer Sapa Degene ay yu yaay mais je sais bien que ne que ku nekk ak la moom. donc loolu la quoi musique bi dafa yaatu ah musique c'est universel. donc c'est important des fois que aussi buñ dee kii man yàlla dogal na ba ràññee nañ ma ci boo ñi nga xamante ni vraiment balaa ñu génnee dara dañ ci gëstu baax a baax donc noonu laa débuté noonu foofu laa toll nii aussi je pense que moom laay continuer aussi. loolu moo tax nga toog ba heure bi soo ko génnee album daal di koy def fukki morceau ak juróom daal di koy tuddee 15e étage donc yaakaar naa ni miin nañu say single nga génne single génnewaat lu waral temps boobu nga xaar yëpp ba tey nga soo ko génne album. waa xam nga li ñuy wax tepp moo gën a rëy te aussi lu jotagul mënagul génn. am na booy yàkkamti. waaw man nag bu ma yàkkamti taxoon ma def affaire ba tey kon je pense que kenn waxatu ko. waaye 6 mois indi album am na ay booy yoo xam ne 6 mois la ñu way indi album. non man moom defuma loolu quoi man des fois ma war sant ni sa mën ma ay waay mën na ma laa bëggoon defi ma nekkee xale mu ne waa kon man ñaata at laa am sagam ba nga nekkee xale nga ma bëggoon may waay Oscar des vacances léegi est-ce que nu ko ay 10 ans boobu yaa ngi nekk booy xam nga mais avant Oscar dama doon way donc léegi ay 10 ans yu mel noonu la donc man sant yàlla rek dama xaar dama am patience ci liggéey donc xaaruma bon comme ni koy waxee rek man bës yóbbuwuma donc bëgg dara yóbbu man dama am vision bi ma am mooy que maa ngi sant yàlla ci sumay liggéey non ñeewuma kenn dawuma yërëmtalewuma maa ngi sant yàlla baax a baax et je pense que bu continuer nii dina nekk lu ma gënal quoi parce que tey viré wu ma dem beneen musique viré wu ma dugg ci affaire boo xam te ne kenn xamuma ci woon quoi parce que ku ne ak li nga moom parce que yaa amee hoo dafa am ku ko moom yenn musique yi dafa am ku ko moom ku nekk dafa am fo man avantage bi ma am yàlla dimbali ma ci dem maa ngi koy wax seen benn xarit que mooy que tey Abba bu doon waykat la tey wolof mu ngi woy ci wolof du ma jox exemple si benn waykat quoi mu ngi woy ci wolof di ci def lu ko saf man nag yàlla dimbali na man maa ngi def lu ma neex di ko woy ci jàmm ci ay woy yu correct ci wolof waaye comme maa ngi koy woy ci pulaar donc am naa ñaar tey su ma wolof fii invité ma woy fa wolof comme ni ñu ko bëggee am nga plus su ma am alpra woy ma woy ci pulaar te pourtant loolu ñu ko am fii ci woykat bariwul dëgg la damay wax wolof di woy wolof di làkk pulaar di woy pulaar et pourtant mën ngaa woy Seex pulaar te doo ko mën a làkk dëgg la donc damay sant yàlla baax a baax dëgg la donc loolu plus la te boo limee artistes yi nekk Sénégal yëpp bariwul lu ñu si am loolu dëgg la tey jii am na woykat yoo xam ne pulaar kese la ñu mën nañu woy wolof waaye bu ñu woyee doo sentir sax seen woy wolof parce que pulaar ngay dégg ci seen timbre vocal dafa am nag yàlla dimbali na ma ci loolu aussi dafa am mag bu ma envoyé léegi SMS ne ma mën naa la laaj yow ndax yow loolu yaa ko wut wala lu ñëw la rek parce que ñi lay déglu ñu bari dañ ci faral di ràññee ay kilifa wala ay intellectuel bu ñu toogee ñoom son Demba Guissé la ñuy bëgg a déglu parce que dafa dal et puis waxam dañ koy dégg et puis dañuy xool ni moom day wayteem donc loolu yow yaa ko bëgg wala loolooy sa chance yow. waaw ban xam nga boo xam ne ma si nekkee ba tey maa ngi ci jàmm quoi je pense que li ñuy wolof di wax ni li nga jàppoon ba mel ni bu ko bàyyi jig na la donc jig bi ma jig tey moo tax tey vraiment bugguma ko jàdd yoon di def leneen loo xamante ni vraiment bokkul woon ci man quoi parce que man déjà am na wooy xam ne su ma ko doon wooy tey yow da ngay sentir ne kii nekkul à l'aise donc je préfère fi ma nekk neex na correct nit ñu ngi koy consommer ba fu ma dem woy dem maa ngi koy wax nit quoi ma ne ko man xaw ma am naa fan sax xaw ma bari naa ko xaw ma bari liwu ma ko mais une fois nga gis ma woy sa kanam donc je pense que di nga man dinaa fexe ok ba convaincre la bon ça ne veut pas dire que ne damaa mën a way leneen quoi mais xam naa ni que bu dee ni que toog nga rek xanaa nga bañ a am temps pour déglu ma moom waaye boo ma dégloo rek man dinaa fexe jaaral way foo xam te ne yow di nga kontaan parce que loolu aussi bokk na ci lu ma gëstu depuis ma nekk waykat bu ndaw may màgg tuuti xam ma ba ñi di ma commencé xàmmee donc je pense que loolu mooy affaire bi quoi way yoon la
donc tey boo ci nekkee fexeel xool yow tey ba li ñu mel ne li ñu wax ni en naxantal yow fexeel yow ba nax kii ba mu kontaan ci yow ci déglu ma donc je pense que loolu la quoi moo tax ok aw ma problème mu tey ñu jox ma micro ak fu mu mën a nekk que ma way pour convaincre ki nga xam ne moo may seetaan bu may toog di animer man ci 15e étage bi am naa ci lu mat 13 sons yoo xam ni man ñooy samay sons préférés kon xanaa bàyyi ma ci album bi dara donc bu may toog di teg di animer damay dégg benn nit wala ñaar nit ne ma kii dafa mën a way lool et puis ma gis bi ma la njëkkee invité album bi mu génnee da ngaa toog ni album mësta génn ci réew mi ba mel ni album bi mel loolu confiance boobu fan nga ko amee parce que ku déglu album bi rek ne waaw des fois sax damay bañ a des fois di détails xam nga des fois ma xam naa mën a tooñ des fois ma wax des fois ba dugg ci loolu mais quand même man je sais bien que ne liggéey nañu album bi quoi bon bi ma koy liggéey damaa bàyyi samay propres musiciens yi may tëggal en tant que jeune artiste yi nga xamante ne am nañu ay jeunes musiciens yoo xam ne am nañu talent ci loo xam ne mais dama ne comme expérience lañ soxla bàyyil ma bàyyi fa sama morom yi tëgg xam nga ñoo nekk sama orchestre groupe Tara dama leen fa bàyyi dem jële ji grand yi pour que grand yi indil ma lu nekkul ci xale yi juste que pour que ñi nga xam ne ko ci musique bi màgg na déglukat yi donc ay mag lañu ay xale lañu ñëpp la donc bàyyi sama propre musiciens yi may jël ma dem jëli ji musiciens yi nga xam ne moom mooy tëggal les plus grands musiciens yi nekk ci Sénégal ñoo am expérience nga wuti ñoo am expérience donc moo tax album bi tey mu mel ni mu mel album bi tey fu mu toll fan la promotion bi toll waaw sant yàlla baax a baax ndax promotion bi moo toll tey ñu may contacter partout ci monde bi may déplacer di dem di ko def ji quoi ndax avant peut-être ki album di génn aw ma woon loolu donc dunaa xam sax ndànk-ndànk waaye léegi nag la gën a dem bañ na ko ba bi may tukkee yàggul trop ki bi ñu demee dama dupliqué waat ki album bi yóbbaale mais chaque concert bu ñu dem day mel ni ñoom album bi kese lañ doon xaar donc sant yàlla ci baax a baax te que gars yi que bàyyi nañu xel baax a baax ci album bi quoi 15e étage boo xoolee tey si réseaux sociaux bi ak si yenn plateforme yi jàll na fa à 100% ba gars yi xam ni que dox na parce que loolu lañ jëloon décision bu ñu ko génne tey fexe jaar ci plateforme yi mais quand même pas jaaral ko ñu rek jox ku ne ci mbedd bi mais quand même jaaral ko fi nga xamante ne foofu lañ njëkk a jaar d'abord que tas yenn affaire gars yi am ko ci seen plateforme yi ñu yor seen téléphone après nag ñu soog a indi aussi def ko ci nga xamante ni moom la ñu nekk fii ci local bi. am na solo ci say système am na solo ci loolu nga xam ni loolu nga doon def bërki Dembo Ndiaye ci Europe gu ne nga wër ko waaye am na solo ci xool auditeurs yi li ñu bëgg ñu defal leen ko ñoo may ñaanaat son musique dama leen koy mayaat. My music yow laay xalaat su ma tëddee yow laay bëggee waaw. My music yow laay xalaat su ma tëddee yow laay janeer. My music yow laay janeer su ma tëddee yow laay bëggee waaw. My music yow laay xalaat su ma tëddee yow laay janeer. Sagal nga ma sagal nga ma. Sagal nga ma. Sagal nga ma man su ma tëddee ba ci bëgg wéet xel dem ci yow xol daal di neex Youssou ma jigéen Youssou mari seen Youssou ma jigéen bàyyi birandu ay baba maal baba bay dip maal gor ko ma Podor yàgg nañoo bégal ci Sénégal sagal nga ma sagal nga ma sagal nga ma sagal nga ma man su ma tëddee ba ci mujj wéet xel dem ci yow xol daal di fee min naa la Omar Bay pen góoru Banna Njaay min naa la min nga ma min naa la mbaa xol yaa ngi feex Njawaro jaata njaayo jaata njaay wiital nga ma Papa Isolo jamono ngi dem jamono day weesu boo dee xale boo dee kon ba nga xale def nga la neex bi nga màggee réccu nga ba nga gone def nga la neex awo wo réccu nga balago
sama ci sampal man dawal galo soppulu arda borom nag ak meew yee sama ci sampal man dawal galo soppulu arda borom nag ak meew yee caatu xale la xarit yaayam gune gi nangu góorgóorlu fonkal ma yaay ndax caatu gune la aya ma may ne déggal daajo déggal daajo dina la digal li ma xam ci mbaax wala su ma nee bëgg naa la Papa Diouf soo déggee ma naan Baay Faal yee am na ay yaay faal soo déggee ma naan Baay Faal yee am na ay yaay faal a dëgg dëggi Baay Faal a dëgg dëggi Baay Faal a dëgg dëggi Baay Faal maam góor Baay Faal ñun fu ñu jaar daal yàlla dimbale ñu woo may ga am nga ko am nga ko am nga ko may ga am nga ko am nga ko am nga ko am nga ko sàcco fel lu muy bari bari man sama bos weesu na géej waaw su ma demee ba di jafee man dinaa sangu ba far fa laa man yaama amala ay yaama gën a naw waale man yaama amala yaama gën a yaama amala yaama gën a ayca yow yaa ma gën a loof donc ñëpp ngi kontaan yaakaar naa ni xol yaa ngay fiix fi ñu toll nii gaañaa nga ci Facebook bi di apprécier di def seen ay commentaire lu bare donc faaw ma xool leen rek daal di xool gaañaa ñoom fu ñu toll ndax appréciation yi ma ngay bari gaañaa ngi naan Demba Guissé kon Demba Guissé moom léegi lii la waaw kon baax na ayca gaañ yi xam nga parfois du ñuy bàyyi xel lu bari moo tax ñëw ci émission yu mel ni King No Stress daf ciy baax lool émission bi àdduna déglu maa ko wax bàyyi émission paa yi di ñëw ci émission booy yenn saa yi daf ci am solo ay ca Ibrahima si le meilleur waaw kay maa ko wax dégg nga gaa ñi ngi apprécier Demba Guissé le meilleur ay ca ki nga xam ni moom mooy Ndour Marie nee na ñun Sénégal mooy suñu réew waaw déggal Aba yow doo dem Demba dafa mën a way pire ay ca Kaliphone Sall macha allah félicitations à Demba Guissé et bonne continuation merci beaucoup mon ami mon frère Kaliphone borom portable ya gëj nga maa may téléphone de Kali ci lan nga ne ay ci ana ki nga xam ni moom mooy Nana Bibiche nee na Demba tournée européenne bi neexoon na trop yàlla na la yàlla fay yàlla defal la jàmm je t'aime fort waaw Demba xale yaa ngay bëggee de ay bu leen jabar ji déggee akaragal jabar ji ana Dramé Bachir Aba yow macha allah yow tamit Dramé Bachir macha allah Amady Diop nee na waay lii neex na waay Amady Diop bonne continuation à Demba Guissé ana Baye Fall bi diman no stress nee na billahi kii dafa mën a waay Marie nee na macha allah félicitations Demba Guissé donc Demba gars yi nga apprécié ay ca gars yi continuer leen seen ay commentaires et ngeen koy partagé bu baax a baax moom dama koy faral di conseiller lu bëree bëri naan ko Demba bàyyil ma émission paa yi tey ñëw ci émission booy yi mais xam naa tey dina ci bàyyi xel émission booy yi day am ay Facebook ay Instagram Snap xam nga day waaw day am affaire de digital quoi affaire de technologie day kii. da ngaa dégg dama dem si émission paa. bari na yow émission paa yi ngay wër. émission ban la paa laaj naa la sànq ban woykatee Guinness faale woo ma. nga bëgg maa laaj émission paa ma wax la ko xam nga paa yi dégg nga yow nan yeggali fi ñu toll nii xale bi sax mu ngi koy wax ci commentaire yi nee na da ngaa ñëw Europe daal di koy wàccee ba mu wàcc ba zéro donc wax ñu naka la oote bi ak naka la wuyu ji bi daal di demee gars yi naka la ñu def ba woo Demba ak Demba nan la seen ay négociation demee mbaa mettiwul woon mbaa woyofal nga leen ko mbaa ñoom def nañ li ko jar ak mbaa yow yaa ngi ba tey di dégg li ndokkale ku la ni ndokkale mbaa di nga ko dégg. waaw bon d'abord may siyaara di wax ne ndax dégg nga ndokkale. dégg naa ko wax naa la man du ma géwél waaye dama dégg. waaw ndokkale boobu dara xewul. ndokkale donc yàlla def. Demba ndokkale.
waaw ndokk sa wàll. xalaat di ma ko jox aja nañ dem gars yi naka la seen ay contact daal di demee ba nga dem uy ji leen. bon man bi ma bon d'abord en 2012 laa njëkkoon a dugg Europe. donc maa ngi doon maa ngi demoon Rome. en 2012 jaar France Paris 15e amoon fa programme dem Espagne amoon fa programme. ma retourné nag toogaat lu yàgg duggaatuma Europe moo nekkoon ci ay bagages fii di préparer jël élan donc ma paree ci laa duggaat foofu le 2017 bi nag ma dugg fa àndoon ak Baba Baal ñi demoon trap. ñu demee trap ma boo sax dama tardé woon sama kii quoi dama tardé woon ci kii bi quoi ci concert bi. ma ñëw fekk Baba Maal def dernier morceau. ma ñëw ñu partagé affaire beeg yooyu quoi ni ma partagé ak moom ci kaw scène bi woyandoo ak moom noonu ba pare laa ñun teg benn waaye ndekete moom aussi moom promoteur la. muy Elu Events donc Elu El Hadj Kane donc ci la ma woo ñu waxtaan mu jël sama contact ma ñibbisee ba Sénégal fii ci la ma woo ne ma man daal gis naa ne vraiment li nga def c'est important gis naa ne bi ngay woy alpulaar yëpp kontaan nañ te aussi xaaroon nañ la aussi ci concert Baaba Maal bi. après ci la ma jëlee nag ne ma nag léegi dama bëgg nga tëggal ma Mantes la Jolie benn programme bu mag bu ñu def yoo xam ne chaque année ñu mag sax la ñu jël ñoo xam ne ñoo la mag ci ay at mais quand même yow gis nañ ni que xale nga waaye mën ngaa jouer ñi nga xam waa Mantes la Jolie waa dëkk bi. donc ci laa ñëwee ma tëggoot daaw affaire bi extraordinaire lool ren nag mu ne nag bii pas dañ koy def tournée quoi parce que affaire bi dafa mujj yaatu quoi. donc mu ànd nañ ci nag ay liggéeykat yoo xamante ne aussi ñëpp ku si nekk dañoo pare ci Europe bu nekk am na ku leen représenté foofu. donc mu nekk nag muy sama première tournée européenne donc ñu dem ci ay dëkk donc Belgique Bruxelles ñu dem fa tëgg fa affaire bi dox. jóge fa dem Mantes la Jolie affaire bi ne moo ko waxati. ñu jóge fa dem Suède foofu la ñu njëkkee woon aussi waa Suède waa Gambie ne non lii kenn mësu ko gis ci àdduna. jóge fa nag tëj ko fii ci nga xam ne moom mooy Lyon moo xam ne mooy samedi passé bi lañ fa mujj tëgg. affaire bi aussi dox ba jaaxal ñoom donc yàlla def nag gars yi ne nag du matati. léegi nag du ñu bàyyite mu sedd. il faut ñii di ko def d'ailleurs instant bi ñu ngi fa maa ngi fa def ba ma pare rek dama def ak ñoom contrat boo xam te ne xam nga léegi chaque année loolu day am. ok ci kaw loolu avant boobu am naa ay dates yoo xam te ne war naa delluwaat du yàgg dara pour tëggal leen ñoom ci yenn dëkk yi xam te ne jotuma fa woon ñëw. donc sant yàlla baax a baax et je pense que lépp aussi 15e étage bi aussi joué na ci rôle bu rëy. am na rôle bu ci joué donc ok ma ci. nuyuwaale ki nga xam te ne aussi gis naa ci message am léegi mooy Binta Dia. Binta Dia donc moom aussi moom moo yoroon sax programme bi nga xam ne moo nekkoon biir Bruxelles. donc mobiliser ñëpp donc gars yi kontaan man su ma demee tey bay jouer tey lu mel ni Lyon tey maire Lyon bi ñëw assister affaire bi. consul général bi ñëw. ñu dem encore France aussi ambassadeur bu Sénégal ñëw donc dañuy sant yàlla ci lu mel noonu. parce que aussi que c'est pas facile nga nekk xale. muy sa première tournée boo xam te ne da nga ko def ci dëkk yu mel noonu. les kilifa yi nga xam te ne ñoo nekk ci biir gox bi ku mel ni maire Lyon bi mu ñëw kër dañoo kontaan parce que aussi lu rëy la ci man donc mu ñëw assister programme bi ba mu jeex ñëw aussi en renouveler contrat bi te at mi ñëwagul donc sant yàlla baax. macha allah aussi sant yàlla c'est des choses yoo xam ne aussi jar na aussi. dañ koy wax sax di ko mentionné muy baax parce que ki ko def ki ko wax la bëgg donc loolu daf ci am solo lool balaa ma lay bàyyi nga dem dinaa la laaj sa communication foofu genre mën nga ñu wax ban style nga communiquer parce que dañuy gis ne ñi war a dem Europe au lieu ñu def seen communication foofu ci Europe fii dañ koy communiquer te ña war a ñëw foofu la ñu nekk donc ñi organiser ñoom ban xeetu communication la ñu def parce que c'est yeneen i morom ñiy way ñu ngi lay déglu te tamit ñoom ëllëg mën nañu dem Europe donc ban style communication parce que dama gis ni ci salle boo joué après di ma ko wan ma xool ko mais dama gis salle yëpp macha allah donc ban style communication lañ def foofu ba tax mu mel noonu mu mel. waaw xam nga comme ñu koy waxee d'abord comme ñu koy waxee léegi nii ñun même bu ma nekkee fii tey di def événement bu jëm Europe. communication bii may def fii tey dama koy caler heure Europe. ban moment lañu ñoom nekk ci moment bi ñu ko war a gisee. parce que Europe dañu bu dee fii te waxante fii li nga war a bëgg a publier fii ci heure bi mën na fekk ñoom ñu nelaw ba ñu ko gis. donc tey fii ñu démarrer communication bi jëm Europe. demee ba Europe aussi gox bu nekk ci Europe ville bu nekk ci Europe
am na fi ñoo xamante ni ñoom la ñu tànn pour ñi nga xamante ne xam ñoom ñoo gën a mën a ñoom ñoo ëpp influence dëkk bi ñoom la ñu àndal ci liggéey bi tu comprends donc gox bu ñu fay def aussi fu ma ne gox day mel sax si dëkku kaw yi la donc ville bu ñu def rek ok donc maire ba day jàpp ci programme bi donc tey lu si bëri tey autorités yi nekk si pays bu nekk si dëkk bu nekk da ngay jàpp ci affaire bi donc tey bokk na ci lu gën a yombalal suñu communication mais quand même fii nga xamante ni la ñu defee même suñu publicité bande annonce yi jàll fii defuñu ko pour Sénégal parce que boo xoolee en Sénégal peut-être même bu amee ñu fay jóge di dem bariwul mais ña fa nekk ñoom moom publicité bi parce que ñoom la ñu fekk si quoi donc fii la ñuy li commencé liggéey bi yóbbu ko fële moo tax tiituñu woon ci côté salle yooyu quoi man moo tax man des fois avant may jouer mu filmer salle bi envoyé ko fii Sénégal kenn wàññiw ko naan waaw ma sama gars yi aussi baa ngi nii ñi filmer kenn wàññiw ko man déjà am na ñoo xamante ni man ñu liggéey ci sama staff ñu ngi foofu jiitu nañu que avant que man ma doon dem donc ñoom commencé nañu di def ay négociations ak yu mel noonu ak yow nga fàtt nit ñi lool ci sa statut bi ak sa Instagram bi loolu ban xeet communication la waaw non dama ko doon booster loolu la ñuy waxee booster xam nga man nag xaaruma trop démb gisee waaye non c'est vrai man xaaruma man tey soo ma jëloon tey abaa nga ne Demba Guissé ma bëgg kat nga tëggal ma benn concert wala na xam nga man jëluma ko communication di ko wékk ci yow xam naa ci dara damay commencer def sama communication man moo tax c'est très important loolu day encourager promoteur bi pour mu lay jouer yow ok moo tax waa ji aussi bokk na ci lu ko gën a neex ci suma liggéey ak moom Baaba Maal daf ma woo ne ma wax di reetaan quoi ne ma yow de bu yema rek nga bañ a wut télé nga bañ a wut rajo moom sa affaire yëpp mu ngi fu ne laa koy gis ma ne ko xaaruma kenn d'abord man loo ma gis nga bi nga ma invité léegi nii ne ma invité nga ma fi ma toog lii laa envoyé defar nañu affiche ba envoyé nañu ko tas na fi ñu toll nii ñëpp a ngi may seetaan man aw ma yooyu ay non xaaruma yooyu Demba Guissé lii moo si liggéey nu avance ci quoi moo tax mënu maa xaar kenn man damay avancé rek ku ñëw fekk ma ñuy àndal liggéey pour wax ko tey avant may commencé fële damay jël salle bi gars yi jël salle bi ñu wane ko ba pare envoyé ko gars yi fi Sénégal bu pare bu soirée bi démarré encore ba comment encore ñu wane woon encore moment bi ñuy joué wane ko gars yi xam ne ni kat ñu ngi joué ñu ngi sant yàlla aussi du tiitaru sax mais quand même dañoo bëgg des fois lu ñuy liggéey rek ñu wane ko ñu xam ne que vraiment ñu ngi produire fii en même temps ñu ngi produire fële quoi am na solo tey jii ba tey ñu ne ci fête de la musique waa à la demi avant ñuy ñëw di yegg si ñun fekk ñu wax la ñu war a wax yëpp ba pare donc say projet ci année bi nga xam ni moom mooy année bi nga xam ni mooy en 2019 bi ñu nekk nii donc tey le 21 juin avant le 21 juin bii di ñëwaat war nga ñoo wax li nga xam ni moom mooy say projet waaye laataa loolu yëpp nañ déglu Guissé Mabo 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 man kay du yomb may waat ci ay yëfi caaxaan xam nga musique ay yëfi caaxaan la yombul ma ci waat waaye ñeme naa waat ni daa mën a way ma digganteeg yéen naa leen dara fayu ko da ngay lalu sa kër benn instant toog di job may faral di seetaan bu ñu joué sa équipe naan waa ji dafa fay ci Facebook bi xam nga ñoo xam dañuy faral benn équipe bu ñu dooree équipe bi ñoom seen publication dañu naan man sax football bàyyi naa ko ndax dafa araam ren saay may liggéeyal Papa Youssou muy sama directeur di sama président Waly doon sama xarit Pape Diouf nekk sama mag ñi ma bëgg ñëpp dëkk di ma ñaan may ànd ak Sidi Diop ak ñoom El Hadj Keita nu ma leen xam waaye gis naa mag Demba Guissé bokk di añandoo di reerandoo ca kër Pendo du ma bëgg nga bëgg waxtaan fekk ma toog nga laaj ma Aba kan mooy sa waykat mu naan la ay musique yooyu dafa araam yow nee na man mi naa ko xaar ndax lu mu yàgg moom mi dana ma woo yenn saa yi ñu laaj album bi fu mu toll ma ni leen tekk rek léegi bu ñëw def bomba Guissé Mabo King FM laay wax nga dëgg léegi album bi ñëw def bomb Guissé Mabo moom ba ma koy jox Demba Guissé ne ma album bi am téye ko bu baax Guissé Mabo ma ne ko lu tax Demba mu ne ma day exposé léegi sa loxo def na bomb di ki la war a jàppale su xaaree nga koy woo daf ciy baax booy déglu album mbir mi nii doonatul ngir yàlla ngay déglu son par son du am benn son booy bëmax xam ni yow mënoo ñaar fu xaar son ba ca topp nga boole jël yëpp teg ko bugguma waykat boobu laaw sim Guissé Mabo Guissé Mabo Guissé Mabo Guissé Mabo
ayca Demba bu ñu taalaatee micro yi fi ñu toll nii li ñuy waxtaanee mooy say projet ci en 2019 bi nga xam ni moom la ñu nekk looy waajal ak gis nañ daaw ak daawaati jéeg yëpp ca Sorano ren album bi génn na yëpp dox xanaa Grand Théâtre mën nañ koo xaar fi ñu toll nii. waaw bon comme ni nga ko waxee benn émission Grand Théâtre du challenge quoi. man vision bi ma am romb na Grand Théâtre quoi. du Grand Théâtre ak yu mel noonu man Sorano laa njëkkee def ko 3 fois. mu fees dell. je pense que ku ko def loo ci dolli def Grand Théâtre. mbaa boo ko fa amee loolu nga am boo ko yóbboo nga am dara. alors loolu donc du problème bi quoi. man juste que vision laa am fu nekk su ma fay dem rek damay xool ban moment laa fay dem. bi may dem à Sorano bi ma gars yi ni ko doon xeeb gars yi wax ne ko est-ce que jot na nga dem fa quoi. ma dem fa benn yoon. ñii ne est-ce que taxale wuñ ko rek deuxième fois ñu defar ko def ko troisième fois donc amatuma lu ma fa prouver si biir Sorano. je pense que it déwén mën naa ko def 5 fii. yaa ngi dégg. déwén mën naa ko def biir yëngu leen bii. donc du dara moo tax ma def ko ok. ok ma merci kër damaa dugg cosaan sama xel. cosaan tarkalla juste rek sama xel dem ci anniversaire. wallaahi yàlla xam na donc man xooluma rëy na ou mag na quoi damay xool ni que fan laa ma nekk à l'aise ma dem fa fan laa dul def di dépense alal ju bari bari muy métti ci man xam nga ma boycotté ko dem foofu xam nga des fois aussi du ragal a dem Grand Théâtre ak yooyu xam mais des fois dépense bi bu fekkee dafa nar a métti ba bëgg laa sonal boo bëggee bëggal ay nit nag ba bëgg cee dee wax dëgg yàlla nag da ngay dem fi nga ko mënee dëgg la tu comprends loolu la quoi mais quand même xam naa peut-être bientôt mën nañ fa dem ou comme mën nañ dem feneen aussi fu nekk foofu ay ci ana projet yi nga xam ni moo ñuy xaar ci at mi nga xam ni moom la ñu nekk nii bon projet yi d'abord Molo Ba mu ngi lay nuyu boo waxee mu ne moom kontaan na trop ci yow Aba ziaral ma ko moom aussi Pape Cheikh Diallo doomam la donc Molo Ba donc ziaral ma ko siyaar ak Kaliphone Sall aussi moom sama xarit la moom ndeysaan ñëw dem naa Paris moom mooy jotuñu gisante mais quand même xam naa ne mu ngi ci waar bi aussi moom sama waay la kontaan vraiment bon projet yi nag mu ñu koy waxee rek xanaa ñu ngi fête de la musique tey di ko màggal tey parce que aussi moo ñu may lii yëpp may nuyu ñi nga xam te ne aussi ñoo nekk ci musique bi jiituñu si suñuy papa suñuy yaay donc du ma lim kenn waaye ñëpp rek nga xam te ne ñoom ñoo ñu xalal yoon bi du nuyu samay frères yi ma fi nekkal aussi samay rakk ak samay mag donc aussi di nuyu Mame Goor Diazaka maa ngi ko nuyu parce que moom aussi yaa ngi naan porte-parole président mais aussi porte-parole aussi ci bépp côté parce que moom vraiment Mame Goor moom man dama ko faamal. waaw man de am na lu ma ko wax moom man de mënuma ko sax woo. damaa yónni nit ne ko neel ma Mame Goor. bu ma woo bu ma message bu mu jaar yoon bu ma jaar ndax damaa organiser Grand Théâtre. am góor non ma koy maa njig jigéen man man maa njig jigéen ok di wax gars yi que ne donc yàlla def na ni que ñëw nañu donc retour bi ma def tey xam naa ni samedi laay def benn soirée incha allah samedi bi ñëw muy tombeek le 29 fan la tombeek aussi anniversaire Aïcha Ly sama doom jooju donc le 29 mooy samedi bi ñëw mu ngi amee en face chez Katia mais quand même ci boîte bi nga xamante ni que mu ngi bees te gars yi jël ko lool mu nekk Teranga Art fa laa nekk samedi bi ñëw incha allah à partir de 0 heure jëm kaw donc retour de Demba Guissé foofu la incha allah rabbi may woo ñëpp naan leen nag ñëpp nag black and white moom la ñu def incha allah noir et blanc yére yi noir ak blanc la ñu jël donc bu ko defee gars yi ñëw ñu organiser ko salle bu mu rafet quoi may woo ñëpp abadi la ci woo nag déplacé ñëw donc di nuyu ñi nga xam ne ñoo si nekk ak sama grand ex AIDS donc naan ko moom aussi jàpp na ci liggéey bi avant que may dem Baye Cheikh aussi jàpp na ci liggéey bi ak ñëpp ñoo xam ne aussi ñu ngi fii ci Sénégal leen share naa leen ak fi réew mi toll ni dama ko génnee te maa ngi dégg en fan yi nga koy wax fi réew mi nga dimbali ma rek yaa ko moom waaw dama lay wax rek naa ci def sa tur ak fi réew mi toll jaajëf Demba Guissé ok dama lay ñaan am na ko ma woo message ne ma Aba mu ngi jël ak fi réew mi toll ni ma ne ko na ma dimbali rek maa ngi jéego xëy na moom ki am na rajo ak télé man amaguma ko na ma dimbali rek man sama WhatsApp laa am te bëgguma laa tendance Demba ak fi réew mi toll nii dama lay wax rek Aba maa ngi jégalu maa ngi lay sant bu baax di la gërëm waaw ak fi réew mi toll nii waaw maa ko moom nga dimbali ma ngi yàlla rek dégg nga maa ngi lay kontaane yàlla jàmbale maa ngi lay kontaane Babacar Camara